ñaata opposant fi dugg ci nguur yëngatuwul. ñii di wax ñëpp. amul ku ci sa leader. commençons par le parti socialiste avec xaaral man loolu laa jàpp. est-ce que loolu du njuumte. non xaaral ma expliqué xam nga lu tax moo la ko. gis nga oustaz. bu dara bu ndogal dalee ci yow. xaaral ma expliqué la rek amoon na. boo mayee rek ma expliqué la tuuti. amoon na jamono. waaw Sénégalais yi suñ ko yeggalewul question yi après damay dellu si waat ci loolu nañ may bopp dama ni. waaw bismillah. mais jamono yi de. non xaaral ma expliqué la rek oustaz. ay nit a ngi fi dama yàlla baal di dee sax nit ñi duñ ko waxtaane ay nit a ngi fi jël décision politique kenn du ko waxtaane ay politiciens ci kaso bi kenn tudd leen. dama lay wax lu leer am na ñoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi sax. di dugg ci kër jàmbur di forcer xam leen ma ci politique. kenn lijjantiwu leen. Idrissa bu waxee tey. journal boo jaay mu jar. xam nga waxuma même bu nekkul ci xolu Sénégalais maanaam bàyyi nañ ko xel. tey quand à un moment donné am na ñu am fi station de responsabilité xamul leen ko may. saaga Idrissa jamono Abdoulaye Wade saagaal Idrissa suba ñu nommé le PCA wala ministre am na fi loolu fekk na fi ñëpp. ba on avait créé des journaux. même dépétition presse bi ñuy wax foofu la commencé. il est midi il est xaw ma leen créé ko pour saaga ay nit. c'est là-bas où est parti le phénomène de créer des journaux uniquement pour yàq ay doomu aadama. loolu di continuer. mais sallallahu alayhi wa sallam daloon na ko. mais la reconquête de la Mecque. c'est parti de l'Abyssinie ak yeneen c'était pour se préparer Idrissa man dama ne la du ma xaaral ma expliquer rek dama ni Sénégalais yi du jamono ji la jàpp xamul tax mu waaw ma daal mu ngi jamono ji Idrissa fee amul politicien bu ñu fi tëjul kaso journaux yi wax ko ñaari fan pare ci. ma ñëw monsieur le maire Idrissa non may ma expliquer la rek naa ko bëggoon ñëpp bëggoon nañu ba léegi diine ji politique bi mais jamono bii ñu toll nii jamono bii ñu toll bii. Oustaz Idrissa bu doon Sénégal 10 personnes lañu. waaw jàppal ni 4 yi wala 3 yi ñoo am lu ñu dese ci moom. waaw sama gis-gis. pourcentage la. waaw moo tax ma lay. bu ca 3 4 yi desee policier ku nekk jël benn kay moom mooy majoritaire bi. ba tey waaye l'essentiel damay expliquer sphère politique bi niñ ci toll. parce que moom bu jëlee 4 yi rek. doy na sëkk maa ngi lay wax ci pourcentage politique. am na lu ma la laaj sànq nga xaw koo cof. waaw nee naa la Idrissa duggam gii mu dugg ci gouvernement bi monsieur le maire. neexul waa parti bi parteem bi mbokk. réew mi ban parti réew mi ci boppam. man da ngaa mën a gis da ngaa mën a jël tey ci parti réew mi man membre fondateur parti réew mi la. waaw damaa ne Idrissa PDS mais am na ñoo ànd ak moom. dama ne toutes les grandes déclarations du parti réew mi. yu jeunesse bi def man maa ko def. waaw man am bi ñuy créé parti réew mi maa ko def bi jatara déglu ma rek bi jatara di créé parti boobu ñun ñoo àndoon. bi ñu def déclaration créé parti réew mi. xaaral expliqué M6 yi nekk Sénégal yëpp maa leen moom. dama ni ndax nangu nga ni. waaw li ma la junj léegi ndax d'accord na ci loolu. non damay bañ ngeen jël ku bokkul suñu parti. waaw wala ku fi ñëw démb. ngeen naan moo wax. waaw man xam nga laay d'accord. xam nga presse bi dañ naan waaw waa Thiès. mais Thiès weesul lu xew keroog assemblée générale bi Thiès yëpp génn tout le département. waaw tout le département génn ñëw toog. ni Idrissa la ñu àndal. et man tey su ma waxee je parle au nom de la commune Thiès Ouest même rek. te kenn jógagul démentir ko. bi ñu defee assemblée générale département bi toog est-ce que dégg nga ci benn département. ku jóg ni suñu responsable département dem na te yabaluñ ko. donc presse bi kan la ñuy wax moo maire. l'infiltration des partis dafa am. tey même da ngay créer ce réseau. yow nekkoo jullit nga dem dugg ci ñoom oustaz seen kii groupe WhatsApp. bu ñuy wax ngay defar mu wax jël li ci intéressant wul di ko yóbbu. dama lay expliquer benn affaire. mais man au moins yow pour wax la. xaaral rek am na ñoo xam ni man Idrissa la ñu àndoon. waaw ay membre lañ. ñoo waaw xam ne ñu bëgg réew mi. waaw àndoon ak Idrissa yàgg bi matul 3 jours maa ngi ñoom dañoo toog di waxtaan. dañu ni ma ñun ñoo bëggoon Idrissa Seck. waaw jamono ñu toll bëggatuñu ko. waaw xam nga expliquer rek oustaz xam nga ñoo bëggoon Idrissa. waaw bëggatuñu ko. waaw ndax mën na aju ci lu bari xaaral rek oustaz. li mu def ñoom nee nañu mënuñu koo comprendre xàmmewuñu ko. oustaz mais ma tuuti ma wax la rek gis nga ñoo bëggoon Idrissa bëggatuñ ko. boo amee fitam doo ko wax ci ay grand place bu dee responsable politique. bokku leen nag. man Alioune Sow moo xam ni militant simple laa toog fee bëgg ku ma dégg wala ku ma wax. mais waxaguñ ko ci rajo ñu dégg ko man de déggaguma ko jël rajo. ne man bëgguma tu bëggoon naa Idrissa bëggatuma. bokku leen nag ki toog fee di def semblant. et je respecte tout le monde nag. franchement damay bañ aussi je respecte tout le monde ku ci nekk ak degré boo mën a am ci parti bi. wala nga jàpp ne yaa ngi ci parti bi. te ñun xamuñu la. mën na nekk. mën nga tamit nag nga nekk un citoyen. bu deful politique. nga am droit. ci porter nit ci amour gi. mais nous sommes dans un milieu politique. Oustaz dama ni gisaguma man au niveau national. Tamba Saint-Louis ils ont tous les docteurs ils ont fait des déclarations de motion de soutien à Idrissa parce que entre deux congrès ñun ñoo joxoon Idrissa carte blanche pour wax ci turu parti bi. man Alioune Sow nag coordonnateur communal bu Thiès Ouest bu parti réew mi. su ma jógoon jël micro. ne man kat maa àndoon ak Idrissa àndatuma moom ci acte bi mu def. là les gens prendront acte.
soo demoon ci Ousseynou Gueye wala nga dem ci keneen Lamine Diallo wala ñooñu nga wax di nga xam ne référence parti bi wax nañu mais bokkul ak koo xam ni bërki démboo Njaay wax naa fi oustaz boog fàttali ko tiit rek nga baal ma daaw Mbour 3 daje nañu yàlla mooy Karim dañoo daje Mbour 3 ci benn conférence ma ne leen carte invitation yëpp Siré Dia ci nekk waaye ci directeur général poste bi la carte yi dépendre buy wàcc suba dootul nekk pare ban conférence nga ñu woo Siré Dia amatul bërki démboo Njaay falu ñu Idriss rek nga gis parrainage yi commencé ci suba sa premier parrainage Idriss kuy doxe noonu kon xam nga ne tànt ba ngay dem oustaz yóbbuwu la fa ak yonent bi pare bee la fa yóbbu mais ma rek yow miy jàng ak di def say tànt oustaz taxul ngay tànt Siré Dia moo tax ngay tànt wala Idrissa loolu nag laa lay wax ni am na ñoo xam ni jamonoy Mbaye Diouf wax naa ko bi Habib Kane di def kii dama ne ko Habib ñii nekk sa buntu kër tey xam nga fu ñu commencé mun a ma ne ko ca Mbaye Diouf Mbaye yor ceeb yor lépp di nekk buntu këram Mbaye pousse Idrissa ñëw en 2000 pouvoir point e fees dell ak cyber bi Idrissa daanu ñu ba wax dem kër kii Siré Dia avant Siré Dia sax bi PDS ñëwee ña nga woon kër Masali ak kër fees fa dell même bande bi la bande boobu nag ku ñu mere wax dëgg yàlla mere wuñ la ci objectif xam nga laa bëgg mere bi na nekk mere bu objectif mooy Idrissa nee nañu dafay dem dans le pouvoir pour changer le pays pour jàppale Macky Sall mu changer le pays ñu ngi koy may fii ak at su rogalaatul dina génn ci nguur gi ci nii wala ci nële munu ko ñu xam ne il a échoué xaaral rek donc mu ñëw naa la bàyyi monsieur le maire nga yeggale naa la bàyyi nga yeggale leen foog nit ñi xam monsieur le maire jamono yi ñu toll nit ñi nekkatuñ ci jamono neex làmmiñ dépassé nañ ko de Sénégalais dépassé nañ jamono neex làmmiñ jamono dégg ak jamono mën a communication arabe yi dañoo wax ni xam nga lay sa kul ma ñëw arabe yi dañoo wax ni fa lay sa kulli baleexin faseexin nekkul ku am communication rek yaa am fasaha am na ko xam ne yaa ngi nii bi ma ñëw dama la fekk ngay déglu alquran avant ñuy tàmbali nga ni man kii moo may daaneel ndax suy jàng day neex xam nga kii lu mu lay daanelee du ci jikkoom du ci bindam du ci dara dafa am lu muy yëngal ci sa xol loolu nag loolu nga xam ni am na di yëngal xolu doomu aadama bi loolu mooy touché ci nit ba ñu mën koo am benn image bu ñu ko communication moo koy def communication koy def beneen dafa am lu ma lay wax gis nga Idrissa dafa mel ni dafa am juum yu mu def yu bari yi jàpp ne juum la waaw xëy na dañ ko jàpp ni juum la dama jàpp ni xëy na am na juum yoo xam ne def na ko attention dañoo ñëw pour émission bi moo tudd Xubul Watan non je sais alhamdulilah réew la il faut que ñuy waxtaan xawalaal góom bi alhamdulilah xam nga beneen bi bu njëkk dañu wax ne Idrissa amul respect maanaam respecté wul ñu ko wër ndax borom kàddoom da ko moom maanaam moom rek moo am droit wax su bëggee wax day wax su bëgg te wax du wax li mu bëgg noonu la ñuy def njuumte gi nag laa lay wax ci loolu Idrissa pourquoi mu fal Talla Sylla def ko maire ville bàyyi fi ñii may wax parce que Talla bokkul woon ci parti dafa naa noonu la demee waaw pourquoi mu bàyyi la fi yow daf ñu la maire ville yow Aliou Sow waaw yow defu la ko pourquoi Idrissa bàyyi ko Mamadou Lamine Diallo bi nekk maire ouest maire bële nord defu ko mu nekk maire ville pourquoi mu bàyyi fi Pape Diop defu ko yéen ñooñu d'accord Diatara nekkoon na fi pare na pourquoi Idrissa ñooñu mu tànn tey daf leen indi leen mën na sa yaatal yéen ñooñu jëlu leen teg leen ci biir ville bi ndax Idrissa dafa xeeboon seen xam-xam wala Idrissa dafa am lu mu doon carte ci Talla Sylla wala lan la ba pare mooy door a ñëw ci Talla. très bien xam nga yéen la mooy seen problème. tey nag naa leen ko journaliste yi. li leen neex rek ngeen di vaar. damay laaj rek man. dama ne leen neex rek ngeen di vaar. jël leen déclaration Idrissa Cyber Campus. bi ñuy jël décision pour indi Talla lu mu wax. mu ngi seen cassette yi. dafa ne jàpp naa ne mairie ville bi dinañ ko teg ci loxo ku bëgg Thiès. koo xam ne engagement bi ma am Thiès bu ni toll la am. xam nga nu mu doon waxee doomu aadama mu fal morom mu jàpp ñu fal ci borom ci kàttanu borom subhanahu wa taala falu nu Talla Sylla jaar ci loxo Idrissa ñu jël ko fal ko fa. Talla wane jikkoom xam nga loolu mooy lan. maa yooyu ñu ngi wax ñu ñaan ñëpp ni lislaam la ñu gëm. mais lekk suñu xol ñu ñoo ko xam. donc nañu jàpp ni l'être humain ay mébétam la am ak jëfam. mais yàlla moom mooy la ci des. Idrissa intention noble bi mu am. mooy ba mu nee Talla bu ñu waxee rek te yàlla tax. man ak sama morom ñëpp dañoo ne alhamdulilah Idrissa am na vision. xam nga lu tax. boobu xëy na xamuñu nit ki. non Idrissa vraiment li mu def vision loolu la ñëpp wax. boobu xëy na déglu ma rek xamu leen nit ki. non dama ni maanaam xamuñu nit ki. mooy man yow yaa ngi jàpp ni. man tey ci daara laa yaru. xam nga tey da ngay am. analyse ci man. que ni kii bu yëngu l'islam moo tax. ba tax nga ñëw def émission bi mais est-ce que boo génnee fi xam nga la laa nekkee.
merci loolu mooy doomu aadama bi dañ naan yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp yàlla moo la gën a xam tam sa morom ma jàpp ni kon taala bi ko Idrissa di indi intention li taxoon Idrissa jóg ak nag combat bi Idrissa jàpp nga ne Idrissa war naa mën a tëdd kaso pour Thiès pendant des mois et des mois njabootam piri mu ñëwaat jël dëkk bi tax tey loolu dal ko mu koy tekki loxo koo xam ne gëmul yor ko mais nañu waxante dëgg mais il faut pas que les gens comptabilisent des erreurs mani xam nga Lamine Diallo may xam non ci question bi nga nekk laa nekk ci question bi nga nekk laa nekk Lamine Diallo man Idrissa xaaral man Lamine Diallo Pape Diop Diatara ak keneen xaaruñu ay fal ci Idrissa na leer xaaruñu fal ci moom ma xaaral ma expliquer la rek non dama leexul leer très bien waaw mais ma tudd su man ne xaaruñu fal ci moom man tey Idrissa réussir mission moo ëppal solo mu may yóbbu ay conseil mooy ay fal ay poste wallahi lazim parce que jàpp naa ne réussir Idrissa mooy tax tey suñu defaatee émission maag yow xoolal alhamdulilah damay sant parce que dama naan attente bi tey réussir na ko que ma xalaat man propre poste bi may jox yóbbu ma ay conseillers fële ma dem toog fa boobu man sama bopp lay xalaat nous sommes loin de là-bas xam nga koo gis nag dafa am ay soldaaru boppam muy man ak Lamine ak Pape Diop ak Diatara yi ngay wax xaaruñu poste ci Idrissa je donne un exemple Diatara bu doon poste lay xaar ci Idrissa dem na bu yàgg ñii mu nekk loolu ci ministère yëpp kenn ëpp ko ci diplôme. mais kon ñun. waxaa ma expliqué la rek Diatara lu muy xaar ci Idrissa kon moom. c'est l'accompagner à réussir sa mission. kese. waaw parce que am na ci xam nga nag loolu mooy la du yoo jàng aaya bi lu mu wax. dafa ne bu ñu gañee xeex bi. loolu la wax. bu ñu xeexee ba gañe les premiers servis. mooy ceux qui se sont investis de par leurs moyens ak seen force loolu la wax. ñu joxe seen alal. ñu joxe seen xam ñu joxe seen doole c'est les premiers servis. mais gañe gu ñu guerre bi. dañ ñu woo pour accompagner non pas les décisions. mais tey su Idrissa nekkoon nag tey président de la république. su ñëwee jël keneen fal. koo xam ne aussi mérité na poste bi na leer. man c'est pas parce que. dafa ndànk rek mais ma yeggale boo ma daggee rek. mais ñëw nga ci déedéet internet laay bañ. xaaral ma expliqué fa laa yem mérité na woon jamono ci profil mérité na. ci profil mérité woon na ko xamul tax tous les grands combats yi ñu doon xaar ci Sénégal yi. Talla nekkoon na ci. nañu waxal te yàlla tax nag. bu ñu waxee rek te yàlla tax. avant ñuy xam jikkoom bii. combat bu ñu. xaaral ma expliqué rek. avant muy wane jikkoom bi mu yor boobu. moo li ma expliqué fa laa jëm danga may bàyyi parce que damay bañ. non damay bañ ñu jël extrait. non xaaral rek non déedéet bul prononcé oustaz dafal ndànk rek. oustaz dafal ndànk rek. oustaz moi j'étais dans la presse comme vous c'est-à-dire le débat là on va le contrôler incha allah dama ni. man li ma jàpp mooy Idrissa bi muy fal bi muy joxe poste. jàppoon na ne njort naa ne Aliou Sow mii war naa mën a yor Thiès Ouest ci nit. ci état wu doomu aadama jàpp naa ne Lamine Diallo mi mën na yor commune Thiès Nord jàpp naa ne Diatara mi mën naa ko yóbbu conseil départemental jàpp naa ne Pape Diop mën na yor commune Thiès Est te loolu ñuy wax moo wax la leneen lu gën a sori pour wax la ay joxe mairie ville nit ñi foofu la ñuy jël référence est-ce que xam nga ne dans toutes nos communes Idrissa a exigé à ce que les 4 postes d'adjoint au maire kenn ki ne jóge ci pouvoir bi maanaam ñoom ñu am fi nit kuy siéger ci bureau bi ba pare coalition bi am ci kenn amul feneen fooy dem ci Sénégal mu am fa boo demee ay APR yi fi ñu gañe woon ñëpp seen waa nit lañ Idriss daf ko exige te li may wax ni depuis 2000 l'autre là suñu benn doyen des centres décédé na Gaspard a toujours été adjoint maire officier d'état civil parti socialiste la mos a bokk te parti socialiste nag bu dee ay kaso yëpp amul lu ñu dajul ak Idriss mais mosul nekk bañ a nekk loolu maanaam loolu la mos a gëm moom ba ñun ñii su ñuy former bureau municipaux yi nekk ci commune yi demal bu Thiès Est bu Thiès Nord danaan non mënu leen nekk yéen kese orange dans un bureau municipal jël ay décision donc pour wax la ne esprit participatif boobu dafa Idrissa dañ ko mooñaale ba pare mu yaruwaale ko jàpp nag te loolu xam lu koy indi oustaz gis nga boo gémee ni ñi nga faral ñu dugg ak ñu bañ a dugg dara mënu laa arrivé loo xam ne décision divine da ngay gëm yàlla nekk ci Talla Idrissa moo ni li may wax ni vaar leen ko parce que yéen vaar yomb na leen Talla moo wax ni Idrissa moo wax ni Thiès waay dama bëgg ki may jox commune ville de Thiès mu nekk bokk ak man engagement am fa engagement am ci Thiès biir cyber campus la ko waxee ñëpp génn di xaar kal la mu ñëw nekk Talla politique dox na ba Talla jàpp ni moom waratul mën a ànd ak Idrissa mu génn teg ci dara Idrissa la mu ci teg rek moo ne Idrissa dictateur la moo ne comparé ko ak benn xaw ma dictateur allemand mais naka ngay xamee koo xam ni yow amul xamu ko mais kan mooy xam ni kii da dalee dañ ko koy jox paaka waxante dëgg moo tax ma ni non dama ni olof yi ñoo naan paaka bi lay rendi sa waaye koy daal donc pour loolu pour wax sax ni c'est-à-dire yow soo xamoon ni lii mais li tax alxuraan ñëw ci wor parce que jàppoon na ne jamono ay waram mais koo xam du la wor
dama yow koo xam du la triandé parce que doo ko jox sa alal mais yooyu boo gisee l'islam am esprit de mise en garde c'est parce que yàlla moo ñu gën a xam moo ne woon jamono dina dox ki nga wóolu mën na laa def lii sa doom mën na laa def lii ak yooyu moo tax dem na ba ci biir sax mu ni yàllaa ko fal mais mooy li ma la wax rek sa falu ko xam nga lu tax ku ne xam ne waaw léegi ba mu ko defee oustaz mun ma comprendre mais fa laa jëm monsieur le maire seen Thiès gii yéen a fi ne yéen la yàlla jox baat yi seen Thiès gii suñu la mais yéen comme yéen a am doole bi seen amuñu doole yàlla rek moo am doole seen Thiès gii war ngeen koo xoolaat defaraat ko Thiès bi am na problème parce que Idrissa Seck ku macha allah wax naa ko ci benn plateau dama posé question ca plateau ba wax leen ni leen dama leen di laaj yar avant may tontu foog ñu nekkoon ci Idrissa man leen est-ce que am na xam-xam waaye 6 personnes la 7 lañu woon 6 yëpp d'accord nañ ci la ma wax ni Idrissa kenn werantewul xam-xamam mais xam nga tey fal koo xam ni ña nekkoon sa ginnaaw doon ànd ak yow da mérité woon nga ko keneen ak keneen mérité woon na ko mu teggee leen ne li indi taala kon damay jàpp waaw léegi lu mu fa jëlee rek sa plateau boobu xam nga 6 ngeen 7 ngeen woon 6 yi ne waaw 6 yëpp ànd nañu ne am na xam-xam bi ma posé man 7e bi mooy man mi laaj ak 5 personnes yi d'accord nañu ni Idrissa est-ce que xam nga ne boo laajte woon boo defoon plateau laajte ndegam yàlla am ne mën na demee waat noonu effectivement 6 wax 7 yi wax loolu d'accord déséquilibre boobu am mu nekkoon loo xam ne Allah subhanahu wa ta'ala prévoir na ko yàlla prévoir na ko bu yàlla donc est-ce que yàlla bu amul unanimité boobu prophète sallallahu alayhi wa sallam yàlla façonné ko ba mel ni mi dafa le prophète de l'humanité amul unanimité boobu est-ce que war ngaa xaar unanimité bu ci Idrissa boo ko defee rek shirk loolu mooy première question deuxième bi yàlla moo ma fal du wax ju dëggu la mais du wax ci contexte bi xamul lu tax xam nañ ni yàlla mooy fale jàng nañ aaya bi léegi d'accord naa mais lépp yàlla lépp li muy def doomu aadama da koy jaar wax doomu aadama yow justement li tax mu ni sant leen li tax mu ni sant bi ñu lay fal maire foofu la fekk voilà yow bi ñu lay fal yow man damaa woor ba timis dem xadara génn xadara fa laa yegg si xaaral li ma carrément bi ñu lay fal fan la lan fekk dama ban dëkk wala ci lan dañoo def primaire waaw tey dinaa la wax lu extraordinaire loo xam ni su ngeen ko jëlee extrait rek teg ko nit ñi war nañ delloo si lépp ci yàlla man dañoo defar sama extrait de naissance yónnee ma ko pour ma ak sama casier judiciaire pour ma déposer ji ñu jël casier judiciaire bi jox ko gis nga booy génn Thiès bus yi jógee Dakar waa ji lem ko di bind ci ginnaaw ay arrivé car ci enveloppe bi dugal ko ci poosam toog ki arrivé kaar yi romb dem Diourbel foofu mu war maa jox casier mu fàtte ko dugal ko ci poosam 17 heures jot ñuy clôturer jël liste yi dem dindi sama tur man nag may mun a jeen ñu toog fii may mun a jeen di rey boppam tey boo demee laaj ko wallaahi lazim di rey boppam ne liste bi du dem te sama tur newu ci mais boobu ñoom ñëpp li leen contrainte mooy bëgg mënuñu yóbbu dossier bi sama casier demul ñu mujj dem ba bi ñuy dem fële jàpp nañu dem 16 heures 17 heures ñu ne kon ils sont désolés il faut ñu dem et pourtant bi ñu defee primaire yi may mun a moo jël premier ma topp ci fii ci cyber bi Idrissa ay primaire l'organisé woon maa jël deuxième topp ci ginnaaw bi ñu defee primaire yi ma jël deuxième sama dossier ñëwul ñu dem ba tribunal allah tàg ko su ma benn xarit la ñu ne mais man yow dañoo yónnee sama ay dañoo am ku ñu yóbbante mu ñëw ba foofu teg ko waa ji juum yóbbu casier ba Rufisque léegi nag ñu woo ko téléphone mu jox ko ku jëm Diourbel kooku di jëm Diourbel ñëw ba ci tableau bi ne leen kii am na ku nekk mairie ba dina ko jël si jox ko kooku xam waaye mu jël ko def ko ci poosam 16 heures ñuy clôturer le même jour le dépôt des listes alaaj tàkk ñu wax ko mu dem tableau ba di wër benn waaye ne ko man daal benn enveloppe lañu fi indi mu ngi nii ma jël enveloppe bi jox alaaj tàkk wër ko ne yow kii la enveloppe bi la ñuy xaar daw ñëw woote fii ñuy dem tribunal li may wax nii may mën a jéng may dégg ci journaux yi ci kii bi caméra bi ñu soog a jël sama dossier dugal ko loolu mooy lan que ni yàlla bindoon na ne war naa bokk te moom mi toogoon fii ne dossier du dem te man sama dossier dugg ci ndekete dossier bi muy dugal moo koy remplacer su ko xamoon dina ko def c'est ça la vie mu jël dossier bi dugal dossier bi dem ñu jàll man ma dem di déposer ji liste yi fii ci kii man parce que boobu man maa doon presque maa doon organiser l'affaire politique man ak Ibrahima Boko mi nekk ci première adjoint ma dem di ko déposer yi tëdd di nelaw ci si ndax sonn parce que une semaine fi laa nekk liggéey ma tëdd ci biir préfecture sous préfecture di nelaw Thierno Alassane di déposé si bu waa APR ànd ak Madaba Wade sama grand frère la mu fubal sama tànk dama grand yaa ngi nelaw rek dama maay booy yaa ngi nelaw rek ay 2 heures du matin te yaa war a déposé Thierno di ko tooñ naan ko baleen ñuy nelaw rek nii la ñuy nelawee bañ jaar ci seen kaw ren maa moom ñu bokk benn école bu ñu defee élection yàlla def li muy def résultat yi génn pare nañ ci gagné nañu
ma dem xadara jàkkee dugloon xadara pare génn doo taxaw di Normandie Aziz Mbaye bu bàyyi Ndiassé di dem Aziz dem yor Jakarta romb ma yor sama course boobu pareeguma Aziz romb ne ma waaye yow foo jëm ma ne man de Sibère laa doon dem comme Idrissa daa woote dañuy décider tey pour les maires ma dem Aziz supporté ma Jakarta bi ñu dem nga yëg ci Jakarta bi ñu dem monsieur le maire Aliou Sow yëg ci non avant monsieur le maire avant monsieur le maire parce que biñ ñëwee suba la su bi may dem man nekkuma maire dama génn xadara ñu départ Aliou Sow yëg na voilà ñu yëg Jakarta non Jakarta man jëmee jàngale lycée Médina Fall Jakarta laay yëg di fay 250 aller retour waa ji defal ma location 15000 weer may fay balaa naan jàngale man lycée Médina Fall laa nekkoon donc bi ñu demee oustaz beneen effet bu doy waar ñu yegg toog Idrissa di jël décision yi ñu waxtaan ni léegi qu'est-ce qu'on fait pour la commune Thiès-Ouest ñu def nii ñu ne woy donc parce que presque ay tendance la woon quoi tendance su Maïmouna moo gagné mais Maïmouna je l'amène à la ville qui est deuxième ñu ne Aliou Sow il devient le maire salle bi explosé fi ma toog bu dee jóg na wallahi al azim yàlla bu ma génn bureau bi boobu maa ngi tudd yàlla parce que dama ni professeur temps rek moo mën lii boo xam nga Jakarta la jour boobu ci suba sa nga xëy ñu war a jëli 4x4 mairie bi nekkoon ci Maïmouna ak L200 kan moo mën a métamorphosé nit bu la diggoon tey oto yow di nga xaar mu dem Dakar def formalité yi dem banque am dem feneen mais en 12 heures de temps affaire bi c'est balancé de Maïmouna Dièye Aliou Sow oto yi balancé de truc Jakarta bi nga yéegoon mu ci nekk ak 4x4 Tucson mais xam nga loolu merci yaa ngi soobee mu def defu yàlla léegi nag man looloo may cette humilité là de penser toujours à ça ce jeune talibé là bi nekkoon Grand Thiès nga xam ko jóge fa nag nekk un expert de sport du affaire bi jaaxal de yooyu yëpp mais dama ko dugal ci CAF xam nga man je suis cadre fa CAF tey waaw je suis damay football tey man maay vice président association entraîneur jàngale football Sénégal yëpp di préparer licence A bu FIFA muy dernière licence bi entraîneur di am ci àdduna bi mais teewul ma doxee ko wala ma waxee ko c'est pour ñëw ci li ngay wax ni xaaruma ci Idrissa poste bi foofu laa la bëgg a dikkal parce que ñu ngi reyante nekk ci luñ nekk mais bu ko yàlla mayee li mu bëgg alxuraan mu ngi nii moom laa tiim di la wax dama ni Sénégal réussir moo ma gënal poste bi may jox dinañ ñëwaat sax ci Idrissa très bien dinañu ko may xam naa ñu ngi ci cappaandawu émission bi li des bareetul mais monsieur le maire Aliou Sow dafa mel ni dañu la xaw a taqal lool ci wàllu suuf ci sa commune loolu nan la demee Mbourkat moom problème ba bari na fa trop mais xam nga taqal problème suuf merci li nga wax vraiment dama la ciy gërëm mais xam nga taqal moom boo ko waxee rek dafa mel dañ la taqal léegi nag taqal ak yaay leeral ndax taq nga wala taq waaw xam nga taqal moom am na mooy dama la taqal ak ji parce que nee nañ Aliou Sow moom dafa mel ni suuf si daal parce que station yi itam nee nañ fu ne ci commune bi daal yow daal mais man fu la neex rek def sa station su ma ko mënee yokk dama ko yokk loolu daal xam nga man bokkuma ak ñii di wax di ragal man j'ai le courage de mes idées dama ni fépp fu mu war a nekk station yi place yi nga moom waaw daal ma expliqué gàttal na commune bi daal Aliou Sow léegi waa xaaral ko neexee daal oustaz bu ñu bàyyiwul rek du leer ci bopp nit ñi bismillah da parce que émission bi day waaj dakk EDK ña ko doon xeex tey ñoo fay liggéey ñu doon xeex EDK waaw dem fa ñu ko doon xeex ñoo koy liggéey lu ñu waxoon non place bi on garde ça au moins 100 personnes ñoo xëy EDK 100 personnes multiplié ko par 4 ku nekk responsable 400 personnes ñoo fay dund benn exemple la ngi noonu fii ñu def MK excellence fii ci ginnaaw gare routière bi may proposé pour ñu fermer porte gare routière bee déplacer ko fii pour dundal fii ndox bañ fi amati gars yi amuñu woon vision bi 2015 la woon ñu bañal ma ko mais état ñoo dem ba xam ne lii priorité ñoo def ko lu tax parce que opposant ñu bañal ñu ko demal station MK fii may wax ak yow ni 10 personnes fa multiplié par 4 par 4 rek lay jël parce que xam suñu njaboot ëpp na loolu mais par 4 du 40 yokkal fële tu n'es pas à 440 personnes da ngay dem tout de suite on est en termes de création d'emploi demal na yeneen yi ay Titan ay yeneen au moins boo multiplier continuer ci 10 personnes fois 4 di lay jox station bu nekk 40 personnes parce que 10 personnes ñoo fay liggéey 4 personnes la ñuy dundal benn jabar peut-être ñaari doom mu gën a primaire tey bu EDK génnee 100 personnes te li may wax ni EDK xam nga ëpp na 100 emplois 100 emplois fois 4 c'est 400 MK Excellent 10 emplois fois 4 c'est 40 Titan 10 emplois c'est 40 on est presque à 1000 emplois créés indirectement yow nga naan ñu ay dañ fay bëgg a def jardin boo xam ne wóor na leen cagatoo li ñu fay mujjee ci caméra laa lay wax man li may wax nëbbatuwuma ko man bokkuma ak maire yi ñu naan lii ñuy nëbbatu yow yaa ñu taqal ak jiiñ nag lu la wóorul la mais man jàpp naa ni man Aliou Sow en tant que maire fii may waxee yow boo toogoon léegi des ko fekk la fi ñu ngi ñëw
fii léegi balaa ngay génn xamul lu tax. c'est pour régler ce problème de Mbourkat. bi muy metti Aliou Sow moo ko porté woon ak population yi. rayante ci wax ba mu yegg si fii tey. kuy politique bay boo ko dem politique ko man xam la moo ci intéressé. la réussite de cette mission. beneen bi fii may waxee yow demain on a une réunion pour la régularisation des parcelles de Sapco Thiès noonu Dakar 1 Dakar 2 ñi nga xam ne ñu ngi dund ci kër te amuñu këyit xamul lu tax. mooy indi nga dee ndono du am. say di nelaw te ñun ci yooyu lañ nekk. bokkul nag ak kenn koo xam ne yow da nga am sa problème personnel. mooy ñëw nga dugg ci bureau bi. yor lu jubati bëgg ñu bañ koo defar ñu bañ nga génn grand place boo toog wax fa. moi je respecte les Thiessois. mais nag bi ñuy fal ñun. dañoo noonu ànd defar Thiès lañu waxoon. donc dañuy ànd defar dëkk bi. def ko nag ci njub ak ci kii maintenant problème suuf bi ngay wax. man jàpp naa ne oustaz su ma lay jiiñ lii. damay ñëw ne oustaz lii yaa ko sàcc. man du ma signé suuf. man signé gu ma fi suuf kayit. te doo te fii may wax ak yow. les gens sont en prison. ci ay signature kayit yu ñu imité man sama signature di ko jaay. nii. du caméra bi mel ni ñu génn rek. bu baax a baax a baax. voilà bu baax. il faut ngeen. am tous les documents nécessaires. du yëpp ay nit ko signé ci sama place procureur jàppale. xoolal ay Thiessois. tey nag mës a génn. te nag suñ ñu poussé. dinañ fi tudd ay tur yoo xam ne dëkk bi dina explosé. ay nit ñu fi ragale alal ju dul jeex te ci lii lañ ko jël. di falsifier ay documents muy nii. bii du sama signature. di yaa ngi gis maire Thiès. bu baax a baax. kii procureur Demba Sow ko jàpp yóbbu ci kaso bi. matul ñaari kër ñu jàppaat ko ak bii ak ay reçu. ça c'est des documents yi ñuy defar. lii xam nga du sama signature. sama signature mu ngi nii mën naa la ko woon. bii du sama bos. mais luñ ci def maire Aliou Sow. juum dem def fi préfet de Pout. te du préfet de maanaam lii li tax ñu koy nëbb. nañu nit ñi bàyyi ñoo rek la ci sutura. ndax nag ay borom këriñ fi yoo xam ni. seen ay doom ay noble lañ ci dëkk. te du lépp la ñu mën a wax. ñooñu seen ay doom ay noble lañ. te ñooñu defuñu dara xëy na seen papa moo defoon. bu nañu bàyyi li ñu war a régler avec diplomatie ñu régler ko. yii nag ñu téye nii amul ko tëj bët. man Aliou Sow procureur. te fii may wax ak yow nii boo demoon laaj le procureur Demba Sow arrêté les gens ñii ñu dëkk HLM ak feneen feneen. et pourtant maa ngi koy gérer waxuma. te kenn mënu maa pousse ba tur yi génn xamul lu tax. parce que des fois Aliou Sow nekk maire. dama lay expliquer benn exemple erreur dañuy def. des fois nga xas ñu ngi xas suñu doom wala suñu jabar. suñu doom suñu la mooy seen yoon ci li may def fii man maa ngi fi ci bureau bi sama doom nekk sama jabar nekk fi. ña nga te samay doom a ngi daara jàngi yow xam nga loolu samay doom nekk fi nga jaara ma ñu internet. te xam nga doom nu mu neexee. sama soxna mu ngi këram di liggéey. tey man ma toog fi def samay ijo si. ëllëg kuy song naan waa jabar ji lii yooyu du ay wax. loolu nag la ñu jàppee ni. xëy na am na ñu def acte yi. nekk ay doomu nit ñu baax. wala seen waajur yu ko def. tey ñoom ñu nekk ay cadre mais est-ce que yoon la nga bëgg tenir image nit rek jël dossier wala la neex woon nañu naa leen diw non ça ne marche pas comme ça dama ne koo xamul sa juróom-ñaari maam lu ñu fi nekkee woon. bàyyil di xas maa ngi jàmbur yi. loolu dëgg la koo xamul sa juróom. mairie nag moo ñu may. pour terminer foofu rek ci phase boobu mairie nag gestion wu municipale ay gestion wu palais feneen a yam. y a des choses yoo xam ne dans la plus grande discrétion ñu ngi koy régler. te du siiw. maintenant nag ku jiitu. man damay jàpp ne alhamdulilah commune Thiès Ouest mu ngi dox. autant de critiques il y a c'est parce que nit ñi am na fu ñu teg seen bët. muy suuf si muy ndox muy feneen feneen. si j'étais un maire amoon fi tëdd nit nelaw kenn du ma tudd. mais autant les gens parlent de suuf. il y a des gens qui applaudissent des milliers qui disent que suñu maire def na fi lii. loolu rek moo jar wax donc suuf nag ma xamal la ci leen dafa laa jeexale. gis nga man sénégalais laa. waxoon naa ko ci benn émission. gis nga su ma wóoroon ni su ma demee téegi seeti Macky Sall may hectare dinaa ko wuti xam nga lu tax ak maire bu ko mën a yor waxuma ma jël suufu Thiès Ouest de mais dama fu ma ko wuti am ko ma dama yor njaboot te ëllëg sama njaboot dañuy màgg fekk ma fii te du ma fi nekk comme man ak yow oustaz ñu naan la non oustaz bu dem ñu jox la terrain ndax aaya lan aaya da la tere am terrain te ñu la koy tere dañ koy wut si ëllëg seeni doom fekk fi dara c'est seen papa ñu doom ñu wax suñu papa daay feneen nekkoon di jàngale yàlla te topp doowuñu loolu la ñuy éviter tout ce qu'un Sénégalais te nag xeex bi ñuy xeex contre tubaab yi yor suuf si maa ko fi commencé dañ waxante dëgg te yàlla tax man maa fi commencé mais dama ne lépp lu ñu jox Sénégalais te mu leew ko muy station muy leneen man ma jàpp ko mu taxawal ko mais nañ ko taxawal rek ci norme ak lu neex si ak lu neex population. Monsieur le maire dernière question bi nga xam ne nañ la ko laaj mel na ni tey comme ni ngeen ko xamee rek moo fi xabbul watan bëgg sa réew yeneen bi moo wax ni xabbul watan li nekk imaam bëgg sa réew dafa bokk ci charte ngëm yàlla moo tax émission bi di doxee noonu tey ñu am premier numéro ki la di monsieur Alioune Sow maire commune Ouest yéen nag yéen a dégg li mu wax man li ma def rek mooy di ko laaj am naa ko amul yéen yéenay jugé yéen yéenay àtte man du ma ci àtte
waaye li am solo mooy am na lu ma lay laaj monsieur le maire. fi mu toll nii ko ne xam ne yéen seen mandat yi xaw naa avancé. waroon ngeen a def élection. nekkaat ci beneen affaire mais gis nañ daal seen mbir dañ koo prononcé. ba affaire yi doy na waar daal. léegi élection li jëm ci maire ak député yi nii. est-ce que roofaloo bi nar a am bi ba ñu am problème la 2021 lay doon wala 2022 est-ce que loolu du ci problème macha allah. non xam nga problème bi mooy lu simple la rek. y avait un calendrier républicain te dañu war a respecter calendrier bi man franchement. suñ doon wax dinañ dem suba élection dañuy dem élection. xam nga saas man am na keneen kuy calculer. non est-ce que suñ ko defee nii est-ce que jekk naa jekku ma. man damaa jàpp ni gis nga sax nit ñuy waxtaanee nii. waaw yow sax mën naa ci wax ak yow. mais xam nga dogalu toog ak bañ a toogaat yàlla wax na ko yàgg na. man foofu laa toll. donc man élection yi tey ak suba man awma ci problème. gis nga Oustaz. damay ñaan yàlla muy benn muy ñaar muy ñetti mandat mu jeex ñu dajawaat nga xool. ci terrain bi nga may fekkaat ma gàddu sama sifflet. wala nga ma fekk ma sama école ba may jàngale ci. judduwuma maire du ma ci dee. j'en fais pas une option. j'ai une mission bu simple. et bu difficile. mooy borom son temps moo fekk ab commune. bu 97 000 âmes. gënuma nit ñi ndey. gënuma leen bàyyi dàq ma fi jàng ëpp ma fi alal gënuma fi rafet. mu seppi ma. teg ko ci aayam ba inna maamu isa arraché an yaqul lahu kun fayakun ne ma jiiteel doomu aadama man it ma jël ko ak philosophie ne xaaral le premier dignitaire de l'islam bi ñu confié woon mission ne woon na de melentaan bu fi tànk béy bu fi tànkam damm sax ci man la aju ma koy jéem a doxalee noonu donc man awma option wu ay élection bi tey la wala suba mais le respect du calendrier républicain loolu ñëpp ñoo ci ànd xam nga lu tax parce que ñu wéyu ñu waaw à part yow kan nga yaakaar moo mën a toog fii ci maire bi ñëpp exemple ñëpp boo mënul cité ñaari nit ko may wax. non dama ne ñëpp xam lu tax du ma cité. su ma ko cité xam lu ñuy wax. su ma yombee suba ci mbedd. fàtte leen nuyu sax ñu ne xamoon na ni adversaire am la. Sénégal nag Oustaz xaw naa fee yàgg. xam naa ni ñuy doxee fi mu ne yow su ma xamoon ne yow fii nga bëgg. yàlla def ñu daje ci xew. mooy nuyoo sax xaw la gisuma la. dinañ ne gis nga waxoon na ci émission ba ni yow candidat nga moo tax du la nuyu. noonu la ñuy doxee. man nag yàlla may na ma yow maa yow ndongo daal nga ne. c'est une grande sœur. bu jàng bu def lépp donc. waaw moom laa lay wax c'est une grande sœur. bu jàng yàlla def ci d'excellentes relations ak moom. yàgg na bëgg. Amadou Sidibé. waaw xëy na peut-être yow ñi ngay wax ñëpp c'est dans mon parti. waaw xam naa xamoo tax jàpp naa ni am nañu ay ambition xëy na. mais man mosuma ko dégg. mais franchement du ma ko sax déglu ba koy dégg. xam lu tax waaw du ma ko déglu sax ba koy dégg. xam lu tax du ma ko déglu. damay bañ benn nuyoo bu xaw a yéex. wala wax bu ñagas jëm ci ñoom. ci loo xam ne situation taxaw na parce que yàlla nag dafa xaw a kii. ay mbiram dafa doy waar dañ ñu ne bon kon la ma waxoon ci émission bi kon lii tax du ma nuyu. man li ma jàpp. mooy képp ku fi borom subhanahu wa ta'ala di indi. muy remplacer. yàlla na la dimbalee ni ma dimbalee man. dimbali bi xam nga mooy lan. Oustaz man bi may jël commune bi. leader yu bari yu fi nekkoon tribunal la ñu daan àtte. te yàlla dimbali na boo stabilité politique am na fi. mooy tey déggoo fi xooloo dem parce que man du ma tontu xool du ma tontu xeex dama jàpp ne li may def. askan bi tey su ma nekkoon sama kër ndey ak sama kër baay nga xam ne mën naa koo donn koo foofu ku ma fa xas ma tontu la. mais fii xas nit ñi moo ma fi war. parce que man maa seen alal. xas nit ñoom fi war parce que man maa leen jiite. man philosophie boobu laa fi am. di wax nag li nga wax rek mooy. calendrier républicain. c'est à respecter xam lu tax parce que ñun du ñu wéy. suñu modifier calendrier républicain yi tamit. bu ëllëgee day nekk loo xam ne. ku ñëw da nga naan am wala ba def te loolu du indi stabilité démocratique. mais daal képp ku yàlla jàpp ni moo fi war a nekk. même man sa man laa wax. su ma jàppee ni tey borom subhanahu wa ta'ala su ma fi doon indiwaat du jik askan bi. yàlla naa fi jógee keneen ñëw fi. waaw xam philosophie boobu ko yor doo nekk di xaaral élection. dëgg la xam naa su may tëjee sama kàddu dama la dégg nga wax benn wax. te defe naa yow jàng ci alxuraan wa rafa'naa ba'dahum darajaatin fawqa ba'd. yàlla moo wax ni nit ñi maa yëkkati ko ci nekk cër di la ko jox. macha allah mu dégg yow nga wax ni monsieur le maire bu Idrissa maanaam gisoo ku la attan ci diriger la ci politique. man gisuma à part Idrissa bu Idrissa pare yow pare nga ci. loolu mooy choix. mais monsieur le maire. mais Diatara dañu gis mu jege Idrissa loolu te Idrissa parti bu doon tey arrêté ku mel ni Diatara yow war ngaa mën a topp ci moom ngeen ànd liggéey. waaw xam nga. da ngay dëkk ci ñaar. mooy benn bi choix. choix moom c'est personnel. man maa ñëw ci sphère politique bi. parce que affaire bu ma ko déggee damaa tiit. man maa Alioune Sow nee na moom. waaw ku dul Idrissa attanoo ko ci diriger ko ci wàllu. xam nga lu tax. man loolu te dama laa déglu ko def émission. xam nga lu tax nga wax ko ci foofa. man maa yàkkamti affaire bi xaw ma jaaxal. man maa yàkkamti Idrissa réussir mission am ba ma bàyyi defi leneen. Oustaz loo gis ci dund bi activité dafa am jot. Diatara man magam laa.
moom mu jox ma cëru mag bi ñu war a jox mag respecté ma. loolu moom ñëpp dañ koo xam. bien vrai que des fois dañuy nekk réunion du ñu bokk ay gis-gis maa ngi moom wax ba mu jóg mais fu ma romb grand frère ba bërki dem ba ci mujj am na fu mu doon dem il ma nekkoon ci dëj mënu ma woon décroché. ma yoral ko bor wootu wat donc damay wax ni topp ci ginnaaw nit choix la. du luñ la forcer pour nga def ko parce que choix nag doomu aadama mooy toog xool man maa ñëw ci sphère politique Ablaye Wade am doole lool ñu ànd ak moom PDS jamono éclatement jot ñëpp jàpp ni Ablaye Wade ñii ñu jàpp ni moo yor mooy ñii jàpp ni am na ndogalu bu ñu toppee mu jëli leen fa xam nga Lonase laa nekkoon ñu dàq ci laa bokk. man ak Ameth Mbaye ak Dieynaba Sall ñu ñëw jeunes yi nekkoon Lonase ak Ousseynou Gueye ñu ñëw ne ñu ànd ak Ablaye Wade wala génn Lonase. est-ce que waaw ñu opté ànd ak Idrissa ñu dàqu ñu moi j'étais à la Lonase agent de remontée par sportif. ñu dàqu ñu ci biti ñu génn ma dem mairie ville nekk fa bénévole ñu xëy jeune jour délégation spéciale bi ñëw ne espion Idrissa la li may wax nii ñoom ñu ngi koy dégg délégation spéciale ña fa nekkoon du ma tudd tur inspecteur yeeg ña nekkoon foofu yëpp def complot woo ma ñëw toog ñu ne ma il paraît que c'est toi qui renseigne Idrissa da nga bëgg a arrêté ci ngoon gi Bikiri Diouf mu may dégg ma takk samay bagage génn lundi laa fa génn mardi mercredi ñu recruté ma enseignement effet bénévole laa foon ñu recruté ma boobu Sénégal am crise u professeur d'éducation physique ma déposé CV ñu jël ma affecté ma kel ma di jàngale ji kel 2 ans jógee kel ñu ne ma mbir na fall ma def fa 6 ans ou 4 ans donc bañ may génne dañ ma doon bëmax ci li neex yàlla blee dogalu doomu aadama la mais bii dogalu borom subhanahu wa taala la donc pour wax la ni li ma lay wax noonu mooy ñu jàpp rek ni Diatara mën na jiite parti bi keneen ak keneen mën na jiite parti bi mais man maa am fu ma commencé sama vie politique am fu ma koy yamale fi ma koy yamale nag mu ngi tolloo mission wu Idrissa xam nga loolu koy wax engagement bu ferme la xëy na Diatara jàpp na ne su Idrissa pare dafa am une carrière politique mais man tey li ma toog fii ça a privé de beaucoup de jeunes Thiessois une formation pour être de grands footballeurs li ma toog fii dafa handicapé dëkk bi dafa toog feneen ak feneen mu ngi doxee fii mais am na fu mu sooxee loolu nag mooy doomu aadama man jàpp naa ni ku dul Idrissa ci politique mënumaa boot waaw mbokk yi man loolaa gëm waxoon na ko démb voilà dellusiwaat na wax ni ku dul Idrissa mënu koo boot ci wàllu politique man nag affaire bi jaaxal na ma trop indil naa ko aaya bi te dégg na aaya bi xam na ko waaye nag xëy na gis-gisam la loolu tam kenn mënu ci dara xam naa rek ñu bàyyi la monsieur le maire nga tàggatoo gërëm borom soxna Talla bu baax a baax moom mi ñu may ñu nooy fi nokk fi ba yeggale émission yi te yàlla nañ ko defar at yu bëree bëri d'abord di leen gërëm di wax ni c'est un plaisir parce que man Ibrahima Ndiaye dafa ma koy wax ma ne ko man du ma def émission ak ay nañ dem ay Sian Dakar man góoma loolu man damaa gëm ni ko mu ñu ne yéen ñëw dëkk su ma yuuxoo nga wuy si ma bu ko waa Dakar soxla lañ ko jël si ci yow bu ko Walf soxla Dakar keneen jël si ko man mosuloo ma gis chaîne de télévision Dakar les invitations ne manquent pas mais man du ma ci dem parce que jàpp nañ ni ñoom am nañu ay chaîne locale ba teg fa ay nit na ñoo ñu def émission yi jottali leen mais bu fekkee ni jàpp nañu ni émission d'envergure pour mu am il faut ma dem Dakar jàkkaarloog nit foofu je crois que kon li ñuy wax amul moo tax man dañ sant di leen gëm di leen encouragé ci lenn mooy d'abord li ngeen nekk li ci baax yëpp ñu ngi leen ci encouragé mais tamit li nga def tey c'est important mooy toujours avant de véhiculer des informations nañ dem ci quête d'information bi am ci lu wóor soo ko teg parce que rek yow xam nga ñun dañu yor jabar dañu yor ay doom te aussi suñu ay nawle lañu day dem ba mu jig des fois tu en veux plus quoi parce que day xool sa doom xam nga yooyu neexul mais quand même ñu xam ni lépp lu tegul ci yoon sax am nay waxin mais na la leer ba pare comme li nga tey ci suuf si man mosuma génnee acte yi di ko wax mais xëy na lim la jaral ñëw ba fii poser question moo tax mu woon la ko mais ñeneen ñaay waxte li ñuy wax wóoru leen te bëgg nañu pousse nit ñi du wax mais nañu jàpp ni nga yor organe de presse bu mag ak bu ndaw a ci yoon tu peux pas pousser les gens à dire loo xam ne du suñu yarewuñu noonu moom ñu leen ci encouragé bu baax di sant di wax it équipe bi ñi ci nekk xam nañ leen ñu am respect ñu ak yeneen yi nekk Thiès vraiment di gis initiative yi noble ñu koy def muy Walf mu yeneen chaînes yi et tout donc yal na yàlla jàppale leen di wax ni ñun daal en tout cas mission bi ñu yàlla dénk ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax a baax parce que jàppale bi gis nañ ko leneen des nag mooy yow moom voilà yàlla xam na voilà soppe lañu ci li may wax keroog bi ñu toogee ñaa leen yéen tant que maa ngi gis alxuraan ci yéen cofeel gu du dañ ci yéen mais su ma la gisoon ci leneen suba dama lay xeeb
te boo ñëwee di wax respect bi nga du ma la ko jox man du ma ñii di def nii di affaire naa fekk di la wan lii te gëmuñu loolu fu ma la gis xol la muy yow ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne bëgguma leen tudd fii mais daal ñu ngi yóbbante cant ak ngërëm ci seen ay responsable di leen ñaanal chaîne yal na dem ba ci kanam voilà di ñaan it président Idrissa comme ni nga wax yal na yàlla aar ko te mu réussir mission bi parce que mooy tax ëllëg daal su may taxawee ci émission nga ne ma la nga waxoon ca waa ji am na ànd bi indi na résultat te yàlla incha allah dina ko def waaw moom xam naa ni bëgg nañoo jàkkaarloo ju bëree bëri moom it bu ñu mënee am lu mel nii xam naa ne incha allah tabaarakallaahu mbokki Thiès ñoo ko gisandoo seen émission Hubbul Watan mi ngi noonu di ànd ak yéen fii incha allah ci ay numéro yu bëree bëri tey nag ñu njëkkee ko parce que diine ak jamono la rek macha allah waxtaane ko waaye nag mu déparé ci Hubbul Watan mooy bëgg sa réew bëgg sa réew nag dafa yaatu ba ku nekk war nga ci mën a wax sa participation ñu kontaan lool ci monsieur le maire parce que mënoon na koo ngandal diisal ko mu metti lool parce que ñun xam nañu ci coordonné mu xaw a metti lool waaye mu oyofal lépp nag waaw bu ñu ñëwee amuñ ci benn problème man sax maay jéggalu nga xam damaa tardé man maay jéggalu mais techniciens yi bàcc macha allah def na lépp lu ko wax 13 macha allah liggéey bi rafet na bàyyiwuñu kenn ci yéen yàlla na yàlla aar ñëpp yàlla sàmm ñëpp yàlla suturaal ñëpp barakat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañu monsieur mbokk yi ñu dox daje ba beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah.